chers téléspectateurs yi salaamaaleykum mbégte bànneex la ñu am jël soit seen plateau Taaru Sénégal gannaaw bi ñu nuyu ku nekk turam ak santam sargal leen bu baax a baax jaajëfal équipe bi fi jaar depuis ce matin merci aussi à Modou Fall bi nga xam ne moo nekk ci régie bi di leen jaajëfal ci ànd bi kóllëre ak télé bi ndax seen contact seen kóllëre ni moom la ñuy sago saa su nekk di ñaanal ñu taw yàlla safaral ko caat bi féete ginnaaw suñu borom génn leen ko teg leen jooni siraatal mustaqiim waaye bu ñu fàtte di ñaanal suñu wéy bi nga xam ne doon jiital yàlla yërëm leen yóbbu leen àjjana fi def jiital ko ci kilifa gi la si leen yàlla jox ko leer fa mu tëdd taaju ci barke di jaajëfal équipe Walf FM Walf Quotidien Walf Net Walf TV kër gi yëpp daal ñu leen di ziar lu bare ba rawatina ñi nga xam ne saa su nekk rek ñun ñuy bàyyi xel fi ñu ci nekk ci biir réew mi biti réew tey nag mbégte bànneex la am doomu dalal doomu Ndar ak Ndakaaru bu la neexee nga wax loolu mu di Malick Diabou Seck c'est sûr Malick maa ngi lay nuyu am mbégte dal la ci plateau Taaru Sénégal DJ Prince maa ngi lay fay bu baax maa ngi nuyu Sénégalais yëpp maa ngi nuyu fu nit mën a nekk di suivre fi nga xamante ne mooy Walfadjri ànd ak nag sama frère Prince mi nga xamante ni ci jamono fii non bu dul yow du keneen jërëjëf ci accueil bi. ayca merci beaucoup Malick Diabou Seck tey moom lañ dalal seen émission Taaru Sénégal waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo di musique sénégalaise waaye waxtaan ak moom aussi ci li nga xamante ne nii moom moo di jamono ji luñ ko gis mu dégmal ko ànd ceeg koo xamante ne nii mu di le serviteur du prophète boo neexee nga wax loolu. des temps modernes tout à fait des temps modernes mu di Mohamed Abdallah Thiam di soppe Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko lool daal di ko jagleel sax lim ko njëkk a jagleel 570 poèmes la tey mu ngi ci 633 poèmes ñu gis na ci biir poèmes yooyu am na ci ay way yoo xam ne ay poèmes yoo xam ne jukki nga ko way ko yooyu yëpp dinañ ko yaatal sa diggante ak moom yi ni mel li ko sabab yooyu yëpp dinañ ko yaatal ngeen mën a bokk ci waxtaan wi 88 lay doon 628 99 nga def 114 bu ko defee nga dugg en direct waxtaan ak Malick Diabou Seck tey bu fekkoon dañuy wax ne par exemple biographie Malick Diabou Seck wala boog ñu ne maanaam jaar-jaaram kan mooy Malick Diabou Seck. waaw Malick Diabou Seck day vraiment dina xaw a doy waar ma war ko wax ndax defagu fi dara day soog a door. non mais liñ naan day soog a door lii bu waykat ba ne damay soog a door defagu ba dara. dëgg la ñu ngi soog a door mais nag bon wax dëgg yàlla fii déjà bokk na ci li nga xamante ni def na lu rëy ci sama yoon nag. vraiment sànq bi ngay tàmbali da nga ne doomi Dakar ak Saint-Louis li nga sax xamoo ko. ñaari tali gii laa juddoo. ñaari tali fa la sama yaay dëkk. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax fa laa juddoo. waaye nag Saint-Louis du Sénégal la sama lépp nekk. fa laa màggee sama baay fa la dëkk. sama njaboot fa la dëkk. sama li ma am lépp ci àdduna mi ngi Ndar. samay am di jàmm fa lañ dëkk foofu nag fa la lépp dooree. fa la lépp dooree à travers ASC yi. maa ngi nuyu non seulement sama ASC. mais maa ngi nuyu ASC yi nekk Ndar yëpp. wax dëgg yàlla ndax ñi ngi jëm ci vacances te moment bi moom Malick Diabou Seck ci biir Saint-Louis daan na métti trop ndax mi ngi ci yëf yi bu baax te loolu dafa nekk loo xamante ni dafa participer lu bari ci sa carrière musicale fan yële dama fa dem ci sama AG wu ASC di leen ko wax naan leen tey yéen a ngi may bégee di ma encourager di ma jàppale aw ma droit faillir mais xam leen ni yéen a ma def li ma doon yéen a ma def li ma doon ndax la base ngeen ma téye def ci man art def ci man culture et loolu da keroog bi may wax dama leen ne leen mais nag tey li tax mu suuxe mbirum nawetaan et c'est dangereux nawetaan warut a suuxe ndax ñoom man tey dama leen di remercier delloo leen njukkal bu baax ndax culture ñoo ko def ci man à bas âge donc ASC yi dama daan gis ni daan nañ def ak compétition culturelle et autres non loolu buñ ko baax au contraire nañ ci def koppar nañ ci def doole gi ba nga xamante ne nit ñi daañu am motivation di ko def parce que loolu dafa bokk ci liy éduquer les jeunes à partir de seen ay quartier parce que loolu moo ko taxoon jóg sax. tu vois waaw loolu man loolu daf ma defal lu bare. ba 9 mois yi jeex. nga kii. tout à fait man Saint-Louis bi ñu may xam du caaginu sax way bii may def nii musique bii moo tax ñu xam ma. mais Ndar bi ñu may xam nawetaan moo tax ñu xam ma. dama laqale woon Prince nekk xale bu ndaw nag. mais dama mës a gëm ni lii nekk ci sama bopp. du ma ko amee ci suñu kër. loolu laa mës a xam. jàpp naa ne tamit du école dong laa ko mës a xamee. lii war a nekk ci man du école dong laa ko mën a jàngee mais tamit ce n'est pas que chez moi laa ko mën a xamee fallait que may dem être en contact avec les gens di jël ci ñoom parce que àdduna moo demee noonu c'est le fait ngay joxe ak di jël c'est vrai
éducation loolu da koy mottali. alors loolu nag message la boo xamante ni xëy na laaj bi da ko indi. mu profité wàll ci donc ñoom ñoo def ci Malick Diabou Seck tey culture. gannaaw nag ba ma bokkee ci famille nag. boo xamante ni tey à partir de mon nom rek définir na ma. dëgg la Diabou Seck la Saint-Louisienne. ku ko fekkeewul dégg nga ko. dëgg la donc kooku moo nekk ci kaw suuf. di représenter askanu lëmb. nekk ci biir suuf di wéy di ñu représenter. léeg-léeg nit dawal oto am. bañam ci samay tànk. gaare ne ma Diabou Seck mooy sa yaay. te Diabou Seck bàjjen la ci man waaye bàjjenay bàyyi. waaye mu ne ma Diabou Seck day moog sama yaay. lañ daan séq lañ daan jëf nit ku baax nit ku. yëkkati teraanga bari jox ma. ci barkeem moom Diabou Seck la Saint-Louisienne. tu vois dem naa fi dëkk Petit Mbaaw. mais marché bi su ma demaan daaw ma jënd. su ma ñëwee ci marché bi. dañ naan yee doomi Diabou Seck bi ñëw na. buñ ko jaay jën yow sa bàjjen li mu fi def fii sa wala. ñu ñoom sa yaay sax la ñu sa yaay li mu fi def fii yëkkati xéwal yu bari di ma jox. ci barkeem. tey Malick Diabou Seck foo ko tuddee. occasion la. ma rendre hommage Diabou Seck la Saint-Louisienne par rapport ak sa laaj kon nag sa laaj bi maa ngi la ciy gën a santati. am na solo vraiment ñu nekk ay référence te valeur yooyu. bu ñu leen di bàyyi gannaaw. bu ñu bëggee suñu aar di dëgër. bu ñu bëggee am socle bu baax bu ñu toog. nañuy fàttaliku valeur yooyu. ndax musique bu am digg. musique bu jaar yoon. bu démb ak bu tey. boo ko bëggee def faaw ngay déglu. valeur démb yi. am na solo loolu am na solo moo tax damay rafetlu ku mel ni ay sama ñoom frère Yves Niang. Yves su bëggee ma daanu rek. su ma gisee dër mbaali faa yaa maa jukk. mais sax ma ni kenn dàqu Sénégal. non mais parce que dañuy déglu démb. di déglu tey. daanaan la. donc moo tax dañuy garaaw. Moussa Diouf noonu la mel. sama papa ji nag nga xamante ni du Seck yeeg. kat yi daanaan la du Seck yeeg kat yi. musique bu doon ballon la. boo ko dóoree bu yuuxoo dafa ma naan kii dafa mel ni benn picc buy naaw. waaw parce que loolu dinaa ci ñëw ndax gis naa ñëw naa ci sa soirée fële ci Blue Saxo mu way nga jooy. donc yooyu yëpp dinaa ñëw ñu yaatal ko mais bi nga nekkee Saint-Louis maanaam fa nga yeewoo. donc en 2003 laa ñëw Dakar nag laa ñëw définitivement Dakar nekk ci groupe bu tudd Évolution. ànd ceeg sama waajur Abdou Guité Seck. sa mag moom sama rakku papa la sama rakku papa la moom ak sama papa seen ñaari papa yee bokk benn papa ak benn yaay. ok day ak baay. ay doomu baay lañ voilà ñoom ñaar. mais ci moom laa ne. 2003 ba 2009 su ma jumulee. ba ni may génnee sama album. bu njëkk alors à partir de ce moment laa nekk ci sama yoonu bopp. di wuyoo nag Malick Diabou Seck. et boobu ba tey li nekk ci samay épaule mooy maanaam fi ma jóge fi ma bokk dafa diis ci man. dafa diis ci man mais nag. teguma ko lu dul nag. ñafe alors ci loolu laay dugg. premier album bi avant nga koy génnee da nga nekkoon ci sama si sa papa lay wax Abdou Guité Seck ñu koy nuyu de passage groupe Évolution donc 2009 nga génn fas yéene. et j'ai fait des compilations aussi beaucoup de compilations. waaw compilation naa ci bokk na ci Thione Balago Seck ndaanaan la. Fata voilà Fata mais album bi sa premier album avant muy génn bëgg naa xam nga décortiquer ma naka nga ko dundee ak naka nga def ba album bi réalisé wu. waaw laaj nga ma loo xamante ni day am leneen lu muy dugalaat c'est important. parce que dafa am ñoo xamante ni dañ ciy jàpp. ba dara dul dara. ba nga doonul kenn. xam nga man damay faral di doguma la Sénégal il faut que nit ki. nga bàyyi ko mu exprimer wu. pour que mais c'est important xam exactement kii fi mu yegg si nii lan moo ko fi andi. parce que souvent man su may ñëw plateau je n'amène rien. je viens comme ça. dëgg la. yow nga dugal. donc am na ñoo xamante ni aussi. bi ñuy jëf jooju. fekk fi kenn. dëgg la ki ci njëkk mooy sama yaay. ki ci njëkk. mooy sama yaay. dëgg la teraanga bu ñu ma defal ci musique. moo ma njëkk defal teraanga. dafa xotti suuf. daal di may jox. suuf la xotti jox ma. sama mag. Mamadou Lam ma koy nuyu de passage. di nuyu sama famille yëpp. Mamadou Lam ne ma Malick album ñaata la. ma ne ko mun Lam album dafa cher. boobu mi ngi Italie. Italie nga yeewu fajar. dugg ci seddaay bi. muy metti. dëgg la c'était pas évident. album ñaata la ma ne ko mun Lam album dafa cher ay millions yu bari la mu ne ma demal ci Papis Konaté. nekk mu defal la devis. suuf bu sutantee dañ ko jàll. dëgg la feralay say rangoñ. te boobu metti woon na nag.
bu dul woon moom damay dellu Ndar. ndax la. fa ñuy tege ataaya ga fa ma bàyyi woon gaañ yi jàmbaar yi attaque saa bàyyi ma fa gars yi ndax ay yaafus lañ sama gars yi maa ngi leen di bégg dama fa bàyyi gars yi ndax ñoom seen liggéey fa la nekkoon mais man sama liggéey fallait que ma ñëw fii buuxante ko mais doguma la Malick mais naka lay métti nga mel ni nga àndoon ak jamono jooju ndaanaan bu mel ni Abdou Guité Seck mu nekk sa papa te ku nekk xam ne ni instant yooyu noonu ci la album évolution door a génn àdduna yëpp bëgg ko naka lay métti ci yow Malick. waaw mais xam nga Prince ça dépend aussi man métier mosuma ko bëgg jàngee mu yomb c'est pas que dama àndoon ak Abdou Guité Seck quelqu'un que je respecte beaucoup musicalement mu bokk ci ndaanaan yu mag yu gën a mag ci réew mi mais c'est pas que damay ànd ak moom rek damay opter facilité li may am wala li may xam dama ko war a tarbiyu te billaahi ku yaakaar ni métier mi dafay yomb man de sama doom bu ci nar a dugg ma ne ko dimbali ma rek comprendre nga non c'est-à-dire yombuloo na non man metti na fu mettit mën a yem dem naa ay dëkk dund ko ay ñeenti at di wàcc paas bu ma yóbbu ñaari tali gi ma doon ñibbi du ma ko am na Babacar Ndiaye li ma yor damay waxee tur. dëgg la Babacar Ndiaye ak may dégg. percussionniste nekkoon ci groupe bi. bu ñu ñëwaan ba école fii ci Aïdara fii ci HLM bi. day yëkkati fay ban ko fay yëkkati 2000 francs daal di may ma bët dugg mindeef mosu ko yëg. ndeysaan tey lay soog a génn sama gémmiñ. sama papa nga xamante ni dama koy rendre hommage. ndax dañu am baay joo xamante ni. jàmbaar la ci doom. buy yëg soxla doom midi 2 soxla ba faju. midi 2 soxla ba faju. te moment boobu bëggoo woon ndeysaan ñu xam ne. non moment boobu bëgguma kenn yëg souffrance. bi ngay dund. bi nga xamante ni maa ngi koy dund. mooy am jom. bëgguma kenn yëg ko. daan naa xëy këru njaboot la. ku xëy lijjantil sa ndekki. dëgg la añ bi jotee ñëpp bokk ko. te ñun suñu kërub taalibe la. kërub Cheikhul Khadim la. ñaari tali fii. kërub Cheikhul Khadim la añ bi buñ ko tegee dañuy génn ci mbedd mi di woote ci koñ bi kaay leen ngeen añ. donc nag boo xëyee suba nag nga mën a lijjanti sax sa benn suukar ak café ak meew. daan naa xëy suba mu dëgër. ñëpp dañ naan aw kat Abdou Guité baa ngi dem Abdou Guité la du ma wuli sama sutura. gis nga Prince. àdduna lu nit di ñaan na ñaan am. voilà dëgg la sutura dafa am solo ci doomu aadama. sutura dafa am solo ci doomu aadama bu nit tàmm ñaan day wàññi sa martaba. daan naa xëy étant jeune aw ma lu ma ndékkee sama papa mosu ko yëg bu ko yëgoon camion suukar lay wàcc ci buntu kër gi. bu ko yëgoon ndax macha allah yàllaa ngi ñuy dimbali. wax dëgg yàlla néewuñu doole. loolu nag amuñu loolu waaye néewuñu doole loolu it nag. ñu ngi ci voilà. mais nag bu ko yëgoon camion suukar wàcc ci buntu kër gi. camion meew wàcc ko dama ko xam bu baax. midi 2 bu yëgee soxla doomam. midi 3 soxla ba faju. dëgg la donc mais daan naa xëy ndox mu tàng ma jël ko def ci suukar. naan ndax lu tàng jaar sama put. min def mosu ko ma ko xamal. mais dañ koy gérer live fu góor la. dama daan faral di wax musiciens ya ma daan àndal. ne leen jamono dina ñëw de yéen ñii ñëpp di ngeen nekk sama ginnaaw ñu ànd di liggéey. loolu la yàlla def. dëgg la ñoo ma fa nekk ndooloon ñëpp. tey moom ñu leen di fay te fayuñu ma man. ndax dama doon dañ man loolu dama ciy gën a Abdou Guité. ni ma jàngalee métier mi mayu ma ko de. non dama ko tarbiyu mu metti trop daan nañ dem ba fin fond du Sénégal xam nga kañ ni ñuy gis Abdou Guité Seck ci kaw scène bi 4 ans ñu commencé fekk na wóolu na ma yeb na ma yebal ma boole maag musiciens yi boole maag orchestre bi gérer balance baag gérer lépp balance mës nañu dem benn xombal la xaw ma ak Fuuta ñuy balance ku ne balance sa instrument ba mu des nag léegi ñu def ensemble bi xombal la Fuuta je sais pas ñaari yëpp dal nañu fa ma jël benn morceau Abdou Guité di ko balance bi ne rëll rek ñi rangoon ci bunt bi yaakaar ne soirée bi dafa commencé dañu daaj buntu ba kii mi ngi commencé ngeen tey ñu ci bunt bi waa ji ñëw fekk ma fi may balance général ne ma yàq nga soirée bi de léegi ñi dugg ñëpp te amuñu billet fu ñu leen def ak kan lañ leen di xàmmee parce que am nañu commencé woon dugg donc wax dëgg yàlla moo tax man benn instant xëy na tollooguma fenn pour joxe benn conseil waaye am naa jaar tuuti nag je peux donner des conseils aux jeunes pour ne leen bu leen bëgg lu yomb ku leen ko may sax baleen ko bu leen ko kenn may ñafe leen ko da leen dox ci naaj bi di dugg ci roq yi teggi leen yoon bi yoon bi oto yi di jaar boobu bu ngeen bëggee teggi leen yoon bi nit di jaar bu fekkee sax da leen di gêner jaar leen ci mbedd yi mais wuti leen seen soxla fu mu nekk fekkil leen fa ba tey loolu lay dund
ok te mosuma yàqandu ci dara. ndeysaan. donc moom solo loolu alors vraiment fier naa ci trop aussi. am xal alhamdulilah donc mu ngi noonu Malick Diabou Seck moom lañ dalal tey seen émission Taaru Sénégal ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo di jaar-jaaram ci la ñu nekk ba léegi album bi bu mu génnee juste après bokk nañ si jàpp ni nga tudd leen muy sa mag muy sa ainsi de suite mais album bi son yi nga xam ne moom moo ko composé woon yow yaa ko bind dañ la ko bindal dañ la ci jàppale. ba bataaxal bi nga xamante ni moom la album bi tuddoon. bataaxal sujet la boo xamante ni école lañ ko defee. ok dissertation la woon. école bataaxal la album bi tuddoon. ok bataaxal bi sujet la bu ñu joxoon. sur les enfants de la rue. ma def dissertation bi école. mais bi ma paree ci dissertation bi nag. non tellement man xam naa ne li ma abordé daf ma touché. mujj gi ma def ko texte way. looloo jël tur album bi. ma def ko texte way. et wax dëgg yàlla. beneen bi ñi ngi doon wax ci néegu sëy. franchement benn morceau. mooy inceste ji baay bi nga xamante ni sama baay Thione Ballago Seck laa ci àndal. kuñ naan Pape Doudou Jigal. Jigal moo ko bind. jox ma ko ma ne ko digal man nag texte boo ma ko joxee nii daf may gêner. du ma ko mën a reprendre écriture musicale. mais xaaral ma jéem ma jël texte bi di réadapter. mais la base c'est lui Pape Doudou Jigal ma koy nuyu di ko remercier ndax jàpp na ci début bi. donc ci laa jël morceau bi invité ci sama papa jooju Thione Ballago Seck mooy li may waxati loo gëm bu yàggee mu gëm loola. man bi may jàng école laa doon rêvé ne. parce que Thione dafa sama papa jooju. dafa mës a nekk sama royukaay. de par sa manière ni muy woyee. émotion bi sentiment bi yërmande gi man Thione Seck fi ne moo tax ma bëgg way. moo tax ma bëgg way moom laa doon yëg man moo tax ma bëgg way mais léegi nag. dama doon wax am na ñu may dégg ñoo xamante ni dañu foowandoo. mën nañ koo seede. naan damay rêver su may way sama album bu njëkk ma bokk ko Thione Seck mi sama idole est-ce que xam nga exactitude loolu la ma yàlla defal. loolu la ma yàlla defal. loolu ngay dégg ci suuf. ay jamono la tuuti ci gannaaw. mooy jamono ndeysaan bi nga xamante ni. coow li amoon na fi. wax dëgg yàlla mu metti trop. ndax koo xamante ni bu waxee rek lu baax lay wax. moom Thione bu bindee rek lu rafet la bind. maanaam boo jàngul. wala àdduna boo yeewul. déglul Thione Seck di ko déglu. way na lu ne. tegal Thione Seck di ko déglu. way na lu ne parce que boo seetee ay œuvre am li mu woy àdduna par exemple. woyam bu dee école la. waaw àdduna rek na mu ko woyee nga xam ne kii am na lu yàlla. moo tax nag benn soirée jamono jooju. ma rendre ko hommage ci li Modou mais Modou li mu doon teg anamu. Modou doon voilà. c'est ici au Pentola. voilà métti woon na. war naa ni suma yoroon mu caabi jël du ko fanaan lay suma ko yoroon du ko fanaan. mais si sa biir musique sax dañ ciy gis toujours Thione Seck. moo nekk ci sama xol. ok donc nag ma koy féliciter. di féliciter suñu ñi yore suñu yoonu dëkk. ndax ci coow loolu. setal nañ ko ci ba mu set wecc. macha allah. dëgg rek koy mujj. metti woon na ci ñëpp. séngéen woon nañ. waaye natt du wees. suñu borom seetal ko ci ba mu set wecc. kon nag tey daal émission bi am naa lu ma neex aussi ndax vraiment yaa ngi may permettre à ce que. may fàttaliku démb ndax dama woy benn woy ne kuy fàtte démb doo gor. loolu mooy taaru Sénégal. voilà merci beaucoup vraiment émission bi wuy na turam et neex na kontaan naa trop aussi parce que li nga ma permettre. te indaale ma ko. mais dugal nga ma ci. que ma remercier nit ñi ma doon jàppale démb ak bërki démb. ah mais vraiment loolu moom aw ma ci aw maa ngi la ciy sant. maa ngi la ciy sant sama xel xamoon naa ne ni lay mel maa ngi yow dara bett ma. di leen fàttali mën ngeen bokk ci waxtaan wi 88 lay doon 628 99 99 114 c'est le numéro merci Abdou Ndiaye waa Sen Couture gis nga fu mu génn tey Malick dafa ñëw rek allo. bu noir bu bula la ma ciy defal de bu noir fii bu toog bula Abdou dafa def drapeau Sénégal bi ci digg bi. macha allah ñaw ko veste donc
haute couture lay def. Abdou Ndiaye nekk fii ci Sicap Mbao. dinaa ci ñëw su may jeexal nekk nag ku baax wax dëgg yàlla. waaye nag man Papino moo ma def fi. waaw Papino tam création sama xarit bi Papino. moom daal yii la may defal daal ah. ñu ngi koy nuyu baax a baax. en tout cas Abdou Ndiaye bëgg naa nga defal ci lii Modou Fall bëgg naa nga defal ci aussi. c'est très joli parce que Abdou Ndiaye nag nekk na xale waaye dafa mën li muy def. macha allah c'est très joli parce que moom coupe italien lay ñëw en général boo ko gisee ni mu koy defaree. nga xam ne c'est très joli boo ko fekkee rek nga xam ne liggéey la koy. et puis ki mu ko jox mu sol ko nag moom lu mu sol moo rafet. sama xarit bi. donc nag bi premier album bi génnee Malick lan moo ci topp juste après succès bi nga ci am ak et tout après lan moo ci topp. waaw premier album bi en fait bi mu génnee bokk na ci vidéo bu ma marqué trop. mooy bi ma ànd ak Thione Ballago Seck sama baay ji. ok Jibaay. vidéo boobu moom Jibaay bi ma koy njëkk seetaan Walf laa ko seetaanee. c'est vrai parce que nag télé bi dafa nekk ci lu ma jàppale. ndeysaan télé bi dafa nekk ci lu ma jàppale donc ndeysaan Jibaay. dañ ci def coono. ma ciy remercier ko tudd Arona Meng. Arona Meng. liggéey ci liggéey bu mucc ay ba tey jii may wax ak yow. moo tax nag pour ma gaaw a jiboog benn réalisateur du yomb. damay am chance fi ma tàmbalee musique dama tàmbalee ci ay loxo yoo xamante ni ay gars yu set loxo. ñoo xamante ni maanaam yoon bi yow miy dem sax dañ xalil yoon ba mu leer. Arona Meng maanaam bi may dem man di defi vidéo bi. noir sur blanc papier la lay jox lépp loo war a defi étape par étape xam nga lépp yow. li nga war a soxla di ci remercier sama benn professeur Xodde Ba bu nekk Fann kilifa vraiment gars yi jàpp ci Thione Ballago Seck sama baay ji ñëw jàpp ci vraiment mu nekk vidéo boo xamante ni c'était un sujet boo xamante ni ñëw pratiquement kenn daaw ci wax te lu am la mooy baay ju sàkk doomam baay ju sàkk doomam mu ne ci réew mi am ci réew mi barewul ñu ci wax alors que ne on a osé mais jur moo koy njëkk seetaan nekk sama kër di jàpp wolof di ko seetaan moom samay rango dafa génn parce que Thione ak yoon ci vidéo bi ak Arona mayu ma daa maanaam di ma teg ci yoon di ma guider bi vidéo bi di génn laay soo ko comprendre que ni kii fi ma bëggoon dem fi ma bëggoon dem je l'ai compris ndeysaan vraiment waaw loolu nekk na vidéo bu ma marqué trop aussi quoi donc def naa ci ñaari vidéo après album boobu ci ba tey ci album bi ci laa reprendre benn morceau bu tudd xarit def ko version reggae ànd ci Fata moom tamit ñu dëkk Ndar parce que nag souvent ba ci featuring yi damay xool bu baax maanaam origine featuring bi nan lañ ko mën a expliquer après Fata ñoo dëkk Ndar c'est un Saint-Louisien ba pare nekk fi nag modèle ci wàll bi mu nekk tu vois man nag dama bëgg partager micro. dama bëgg partager. loolu man gis naa ko. dama bëgg di partager production. tu vois voilà la vidéo elle est là. alors ñu kon baa ñu def benn tampon. daal di ko seetaan del soit ci plateau bi yeggali seen émission taaru Sénégal ñu ngi fi dalal Malick Diabou Seck doomu Ndar ak Dakaru mu ngeen jokkoo moom ci 88 628 99 99 114 balaa boobu ñu béggee Yves Niang mu ngi ñuy seetaan di béggee waa boutique Sañse boutique bi nga xam ne Yves Niang ubbi na ko foofu ca Ouest Foire donc di ko wax rek ne noonu la. mu may sañseel comme art bi. yu doy waar la may sañseel. dafa yéeme donc jàpp ci li jàpp dafa baax. bien sûr bien sûr ci côté bu nekk donc waa boutique Sañse ñu ngi leen di béggee Yves merci beaucoup alors Aïda Gueye sunu sœur la mu ngi ci Soine Fass Mbao toute la famille Gueye ñu ngi leen di béggee tonton Khalil ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit ki nga xamante ne ni moom moo di Khadim suma xarit maa ngi ziar Assou Mbar mu ngi ci Mbour moom it nee na mu ngi teewlu mu ngi kontaan ci bari nañ ak Badiane Fatou Gueye France ñu ngi koy nuyu baax a baax madame Tall maa ngi lay ziar Badiane Fatou Gueye madame Tall borom Paris di ko nuyu bu baax sunu Badiane la di nuyu yaa aji maman Ndeye Seni Abibatou ak sama chérie Ndeye Diouf ñoom ñëpp maa ngi kontaan ci ñoom baax a baax alors Modou Fall merci waa Régie retour donc sur ce plateau de Taaru Sénégal ma dalal tey doomu Ndar ak Ndakaaru Malick Diabou Seck très joli clip mais son bi machallah nice na featuring bi dafa dal yaak Fata c'est un frère moom sama waay la quoi vraiment nit ku baax dëgg la et puis man dama bëgg musique reggae nag mais li nga waxoon sànq dëgg la instant bi bu ku làqatu di woy dañuy jàpp ne Abdou Guité mooy woy sant yàlla parce que kooku nag vraiment ku ñu méngaleeg moom sax wala nga méngoog moom santal suñu borom machallah parce que en matière de musique moom jàpp naa ni wàllu musique moom vraiment c'est Sénégal ñu am intérêt à ce que dañuy am chance laa wax ñu am sax ku mel ni Abdou Guité Seck parce que vraiment du way bañ nekk acam mënul nekk tel man dama jàpp benn affaire musique du ma conjuguer mukk jeu man musique esprit collectif bi moo ma intéressé
Wally Seck seenu fierté la. Abdou Guité Seck suñu fierté la. Momo Dieng suñu fierté la. Aïda Samb suñu fierté la. Pape Diouf suñu fierté la. tu vois man ku koy def ci anam bi gën. yow da nga koy anam bi baax dama lay je suis obligé ma bëgg la parce que musique laa bëgg. dinaa ñëw ci loolu parce que gis naa sa diggante ak yéen donc Mamadou Lam bi ma doon wax moom laa doon woy léegi merci beaucoup grand frère. jërëjëf Aïcha Cissé Thiaba maa ngi lay ziar. oh sama sœur Dadi mu ngi seetaan nee na kontaan na ci émission bi ma ne ko yow boo ne baax na rek baax na. parce que ñoom sunuy mag lañ nag wax dëgg yàlla ñoo ñu jiitu ci métier bi mais yaatal ñu ci bu baax. yaa ngi wax démb. ñi doon jàpp démb. tey ñi di jàpp démb sa Cissé Thiaba. ku baax bokk na ci animatrice yi njëkk jàpp démb. ndeysaan bu baax la. moom lañ ma njëkk a booleel. ndeysaan macha allah. vraiment bi ma ñëwee bi mu jàppee ba tey. nee naa ko artistes yi dañoo war di dajaloo di la andil àllal. baax na daal baax na waaye elle est trop généreuse moi elle m'a beaucoup soutenu. elle est très naturelle borom yor ñu ngi lay nuyu chéri Dadi tey si ngoon ngeen gis émission bu mag boobu muy def ndaanaan yi andi ceeg moom lay invité incha allah di ngeen ko seetaan à partir de 21h ñu ngi koy béggee merci beaucoup ma sœur ñu ngi lay jaajëfal Cissé Thiaba di nuyu aussi Betty Mboup borom sàpp de Guinda sama sœur madame Diouf moom ñu ngi koy nuyu ku baax la démb rek ñu ngi déggoo suka ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di ziar Aïcha DJ Ouz bu Convergence FM mu ngi suivre émission bi nee na kontaan na la présidente aussi de Prince Family Maymouna Diouf nee na tam mu ngi seetaan waa Prince Family yëpp ñu ngi leen di déggee ñooñu sama famille bopp la Assoumbar depuis Mbour ay dëggey Fass Mbao bëri na message ñu ngi koy jot suñu bataaxal di ziar aussi Serigne Medoune Sey Tawfeex maa ngi lay ziar sang bu baax nekk ku baax borom Guédiawaye di nuyu Bachir ñoom ñëpp ñu ngi kontaan ci ñoom di nuyu aussi waa fondation Kër Rassoul yëpp di leen ziar lu bëree bëri suñu président da doon anniversaire le 27 juin barki démb Cheikh Mohamed Abdallah Thiam kooku dama ne deuxième partie moom happy birthday donc fàtte woon naa happy birthday to you président fondation Kër Rassoul bi laay woo Cheikh Mohamed Abdallah Thiam soppe nabi dundaloo yàlla na ngay maam yaa bind 570 poèmes tagg ci Seydina Muhammad suñu waaja sa waaja ñu defa ni noppi nga ni déedéet xaatimaat 633 poèmes ci sa waaja tey ji di sa bisu doom ji suñu doom ju jigéen ji Noura happy birthday to you Cheikh Mohamed Abdallah Thiam may sa baay ajaratu Penda Calaw ndar bey sa yaay Raki Moustapha Raki Taha Raki Ndey Anta Thiam taw bi tawee ko baa ngi noonu happy birthday to you sama frère loo dundu ñu xeeb ambassadeur Seydina Mohamed bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kooku mënut a ñàkk sama xarit boobu nag kookoy sama sëriñ bi Cheikh Mohamed Abdallah Thiam koy nuyu fondation Kër Rassoul kenn du moom di ko wax happy birthday donc nekk nit koo xamante ne nii dama koy faral di wax bu ko neexoon la ko yàlla dënk mu daal di ñëw di ci def li ko neex wala mu ubbi ci boîte de nuit wala te deful loolu ma ne ko da ngaa yeewu nag nga baal ma ci kàddu gi yeewu gi mooy da nga dëgmal ku ñëpp bëgg da ngaa ñëw fekk ku ñëpp di wër nga ne ko ñàpp téye muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te xam nga ni téye na bi amul pertement li may faral di wax yàlla nee na julli leen mosoo dégg fu yàlla ne moom day julli yàlla nee na woor leen kenn mos sa dégg fu yàlla ne day woor len rek la yàlla wax ba pare ne moom da koy def mooy daf ne day julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf te loolu non c'est vrai yàlla loolu rek laa dégg tout compris def ne moom suñu borom moom yaa moo ñu sàkk andi ñu moo ñu nabi kenn du julli ci moom directement waaw yàlla mayu ko kenn voilà donc loolu yàlla dafa fiir de trop dooy caaxaan yàlla dafa fiir wallaay waxati mayul kenn mu julli directement ci Seydina Mohamed looy wax booy julli ci moom allahumma salli kan mooy allah yàlla kon xam nga ni kenn du moom mayu ko kenn boppam rek la ko may maanaam tey bu fekkoon yàlla dafa am tur damay jàpp ne sant wa muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne yàlla ci misaal ngeen baal ma ci bu fekkoon yàlla néeg la par exemple buntu bi mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam boo ibbee livre Le Sauveur bu 633 poème bi nga xamante ni cheikh bi da koo bind am na ci benn boo xamante ni mi ngi naan ko yow ak moom yàlla ak yonent est-ce que ñaar lañ sax mooma jaaxal boo demee benn la de dañoo am fit rek yàllaay wone boppam ci nabi rek buy julli danaan allahumma salli ala sayyidina man yàlla maa ngi julli ci wallaahi ku gën a kawe ko ñun ku ñuy jullil ki kawe yàlla
ah seen i mbir ñoom ñaar doy na waar moom daal mu ngi noonu daal maanaam li may wax rek mu ngi mel ni mburoog sow boole naan wala kenn mënu leen a donc nag moom it mu jël kooku ne ko ñàpp di def ci moom lu nekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li may faral di wax rek nabi loo def ci moom mu dellu si ci yow te ñun bu ñuy bëgg Seydina Muhammad daf ñu war a gënal suñu jëmm yi ndaxte mos na ko wax Seydina Omar mos nañ ci waxtaan ñoom ñaar si saxaaba yi toog mu koy waxtaan ak moom ba di ko wax ne da koo bëgg mu ne ko des na mu ne ko ah man nag sama bopp ma la gënal du bañ naal mu ne ko des na waaye ba mu ko xamalee ne moom moo ko gënal ndeyam ak baayam moom nabi gënal ko jëmmam ji gënal ko róom bi gënal ko dundam bi mu ne ko yaa ngi door a yegg si nag damay bañ fekk si la léegi te xaw ma loo yor sa feuille boobu te xam naa ne loolu daan ci ñëw mais xam nga nag boo duggee ci Cheikh Mamadou Abdoulaye Thiam maanaam da nga bëgg émission bi yëg waaw non c'est boo bëggee it ndax moom 4 heures de temps du ma doy pour ma wax ci moom moom damay tënk ci moom rek pour wan la maanaam yoon wi la wone alors bu ñu génnee ci yooyu yëpp Malick album bi génn deuxième bi et tout nice ñu gis benn morceau boo xam ne aussi marqué na ma si sa carrière nga daal di ko dippee Noreyni te nga xam ne yow da nga jokk foofu ah waaw Seydina Ousmane Mbacké Noreyni sama baay sama yaay astafirullah ki ko jur xam nga nuñ koy woowee El Hadji Modou Gueye Jasaaw Takko dafa jàng xasida Serigne Touba ba ñu daal di ko koy dëppee ñaari tali fii suñu kër boo fa demee xasida mooy jébbi ci kër gi daayira gaa ngi ci kër gi dëgg la asetu daayira bi sax fa lañ koy denc ndeysaan macha allah mon téléphone baa ngi toj de ñu ngi ciy jégal Pape Mbaye Gueye sama frère message yi yegg si na gars yi ngi may yónnee message yi rek dëgg la ay 88 ngay def nga def 628 boo defee 99 99 da ngay def touche appel boo déggee serveur bi di wax ak yow rek nga bës 114 moo lay dugal en direct ñu ngi jégalu nag ci ñàkk jot bi du si ñun mbiru machine moo doxee nu ni mel waaye bu ngeen xoolee ci bas écran bi di ngeen gis li nga xam ne moom moo di serveur vocal bi merci beaucoup grand maa ngi lay béggee grand Massène nee na ma li nga sol rafet na grand may naa la ko jërëjëf ay di nuyu aussi awakan madame Niang Chérou Dage bu ministère des sports mooy mu ngi suivre émission bi ñu ngi koy nuyu Papa Samb aussi mu nga ci Égypte di ko nuyu ak ña mu nekkal foofu yëpp di ñaanal gaynde ndam foofu bu baax a baax amiin donc Malick li ñu bi ñu jógee ci lii yëpp nag dama bëgg a xam sa diggante ak Cheikh bi Cheikh Mohamed Abdoulaye Thiam waaw am na ku nekk ci ligne bi bàyyi ñu jël ko 88 628 allo 99 99 114 salaamaaleykum waaleykum salaam. Aïcha ku baax ñu ngi leen ziar lu bëree bëri sang bi ñu ngi delloo ziar. ça c'est le Saint-Louisien Pape Mbaye Gueye sama nitu démb dëgg la moo tax di woote. Pape yii du jikkoom sax day wax dëgg yàlla ay woote télé ji man mosuma woote bi tey. dëgg la tey naa njëkk woote. dëgg la Pape mais Malick dafa nekk nit ku baax. sama frère nit ku jàmm. malheureusement. waxul boppam lépp waxul jaar-jaaram lépp. dëgg la mais jaar-jaar yu compliqué la am jaar-jaar yu difficile. nit ku généreux day tëgg soo ba pare jël lépp lu mu am maye ko ba mu jeex. wëlbatiku naan la kaay yëpp na mu nii. dëgg laa dal nañu la tay maa ngi yow rek woyof nit ku baax. ndeysaan bëgg yeneen bi ci tam. ndeysaan di rafetlu bu baax àndam ak Mouhamed Thiam. dëgg la ndax yeneen ci kase moo leen boole. ça c'est vrai ku ne dugg na. waaye seen ànd yal na ci yàlla def bàcc. amiin waay li nga bëgg sa xol yaa ko xam. yàlla defal jigéen maa ngi lay seedeel ni moom fàttewul ay xarit yi démb. déedéet comme yow rek nit ku xam na la. nit ku ràññee la. nit ku rafetul xel. ndeysaan te loolu. muy juróom itam ñoo ko def noonu. ñu bokk ci seen bu naw bi. muy juróom ñëpp xam nañ ci ndax ñu nekk ay kilifa yu mag. ndeysaan li mu bëgg ci xolam daal moo ko xam ne na ko yàlla. dëgg la macha allah ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam di soxnaam di ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi génne ay dëgg la di témoigné xaritam boo xamante ni tamit am bàll la vraiment ku taxaw la te xamante ni ñun mais tey daf ma trahir ma nga fa di nelaw tey ñëwul daf ma bàyyi ma yeewu booy li ñu war a taxawee sa wet moom mooy ko taxawal ndeysaan dëgg la waaye vraiment lu rafet la yàlla na yàlla kenn yàlla jàppale leen kontaan naa trop vraiment tout le plaisir est pour moi yàlla dina fay jërëjëf dina la jàppale incha allah vraiment kontaan naa trop Walfadjri yi itam ñu ngi leen di félicité bu baax ñu ngi leen di ndokkale ci jàppale bi ci taxaw yi yàlla def na seen kilifa jóge fii mais yéen a ngi taxaw dëgg la rajo bi yàlla na yàlla jàppale ba lépp lu ngeen ci nal suñu borom fekk leen
merci maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. Prince kii. merci Pape Malick ñu ngi koy jaajëfal. Pape Ababacar Mbuup lañ koy wax ca bërëbu liggéeyukaayam du ma tudd sax tur ba. sama xeet la kii day sama deret Ababacar Mbuup. di sama deret nag taxi. mais di nekk nit koo xam ne dama ko naw trop. xam nga ñun dañu léejoon école. di perturber rek. moom macha allah mu ñëw rek nekk responsable. léeg-léeg ma fekk ko fi nga xamante ni fa lañ ko dénk. mu yor responsabilité bu mag ci réew mi. fu am solo ci Sénégal. léeg-léeg ma fekk ko bureau ba mu xat trop. su ma gisee ci écran yi may dugg si rek. moom mooy génn accueillir ma. su ma ñëwee perturbé fépp. yëkkati sama loxo dugal ci poosam jël li ma fa yor yóbbu. ne ko fajal ma sama soxla bi daar bi may ñëw woowu ma la aw ma jotoo aw ma sax crédit bari ki dem laa ko mujj woo. mu toog di rek ma ko booy jugal dugal ma crédit. barki Cheikh Ahmadou Bamba. war na dem France bis. vol bi nekk xaw ma ban heure temps yooyu pentola lay nekk chaque acte work. Pape Mbaye Guèye lu muy xat pour dire daawul nangu bàyyi ma seetaan ma man dong ma taxaw ci kaw scène bi. bàyyi na lépp daw ñëw pentola seetaan ma ba pare. pour xelam mën a dal daw këram jël valise am diri wutali aéroport daw. waaw c'est vrai mos nañ dem benn. non moom noonu waaye yow Pape Mbaye Guèye kii wax nga dëgg Prince mi sa ngénte li ñu àndal Pape Mbaye Guèye xam nga ni Sopi FM kon xam nga ni li may wax kon yaa ko mën a séddee. Sopi FM ak léegi mine de rien war na def ñaata 2015 la woon. waaw ba léegi wax dëgg yàlla. donc tu sais moo tax gis nga wax dafa wax fekkee dafa am solo. Sopi FM 95 la woon. bi ma fay nekk rajo nii la defoon. 2015. saf yow autant pour moi 2015. donc man samay xarit yi ma jàngoon école. groupe WhatsApp bi boo fa duggoon lu ma sonn ci journée bi. mais mooy benn groupe boo xam boo ma fekkee comme géwal rat laa nekk ci parce que maanaam man ñooñu laay retrouver woo. vraiment kii moom laay wax sax ci way nóoree nii bi nga teg léegi. seen naa fi Pape Mbaye Guèye. donc ñi ma doon jàngandool laa doon way ci way bi. tu vois donc mon frère merci beaucoup. maa ngi nuyu sama xarit yi ma jàngandool ñëpp ñi ma dëkkandool ñëpp. samay nitu démb. man yéenay samay source d'inspiration. ci yéen laay ressourcé woo yéenay sama doole. waaw vraiment kontaan na am na solo ci ñoom ngay ressourcé woo léegi nag dañuy dugg nag ci sa diggante. daj dëpp gàngoog. xame bi li ko sabab yooyu yëpp ba li am ba ci morceau wu réew yi nga ànd ak moom Moustapha Rassoul yemoo ci loolu nga ànd ñu beneen morceau. da nga am koo ci tudd muy El Hadj Moustapha Rassoul kooku mooy fondation bi El Hadj Moustapha Rassoul mooy lépp El Hadj Moustapha Rassoul ku ko xool rek sa xel dem ci fondation bi mu jàmbaaru fondation bi taxawal fondation bi fu ne représenté fondation bi fu ne kooku moom ak Cheikh Modou Abdoulaye Thiam maanaam diggante altina ak nu ngay waxatee lundi ak mardi bopp pour mu gën a yomb bés doxul ci diggante bi jàmbaar la kooku ma indi waaye kooku ma indi ba pare ne ma nag Seck loo doxal validé naa waaye lépp mooy bunt bi ma téewee man it ma ne man kat dama ñëw fekk gars yi téye ba fii man damay diri ndax noonu laa wel lu ma bokk lu ne xam nga fondation Kër Rassoul moom am Malick Diabou u ñàkk Malick Diabou la ñu yemale ndax ñoom la ñuy def ci lu baax xajul ci benn émission looloo ko sabab looloo ko sas boo xoolee na mu juddoo sax fondation bi ba fi mu toll nga mu war la leer ni ñii moom bari ko ci kii la mbartal na ma de Malick doguma la ci Cheikh Mohamed Abdallah Thiam d'habitude nit bu defee dara day bëgg fësal ko bi jàlle ko ci télé yi rajo yi mais man li ma jaaxal ci moom mooy bëggul di def dara di waxuma la sax filmé waaye du ko photo di ko wane def te yàlla tax tey am na kàddu bu na wax keroog boo tapé Google tey dindi turam laajal Prince Google doo ko gis neel DJ Prince Junior maa nga laaj Malick Diabou sama ñombe ga ma defoon kii àllunkaañ ñombe ga ma fa defoon toj ya ma fa defoon mais dañ ma koy génneel xam nga Google moom wala YouTube lu fa xas ba dugg c'est indélébile dootul deñ mais dugg leen Google tàppe leen Mohamed Abdallah Thiam doo gis photom asantuma vidéo ma sekk Thiam sax bu leen neexee tàppe leen ko ndax
turam dëgg dañ naan Masseck Thiam bon définition bi armée dañ naan Mafal non Masseck Fall par exemple Mamadou Abdoulaye Ba dañ naan Maba ay noowu abréviation la yooyu looloo indi Masseck Thiam comprendre nga damay bañ gars yi kontaan ci moom ndax jëf ju rëy ji mu def ci réew mi li mu représenté askanu àdduna sax laay wax kooku c'est l'ambassadeur du prophète def lu toll nii wax nga ko sànq bu ko neexoon day ibbi ay boîte de nuit ñu fay dakk sa saa su ne ku ne xam na ni àdduna laa waxuma Sénégal àdduna foofu yëpp xaalis bu ko neexoon ibbi fi ay restaurant ndax yàlla dénk na ko bu ko neexoon ibbi fi ay foowukaay ndax foo moom xaalis lay dugal bu gaaw a gaaw waaye dafa ne li ma yor yëpp dama koy dugal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bokk ci fondation bi am doom bu tuddee Seydina Muhammad ñu dagal ko salaire ku bokk ci fondation bi boo amee doom boo ko tuddee Seydina Muhammad salaire lañ lay daggal maa lox lool ñàkk cee bokk daa wóor ñun ñu ne ci fondation bi par semaine lañ ñuy fay ñu représentant fondation bi nee na du ma ànd ak kuy xiif du ma ànd ak kuy mar du ma ànd ak kuy tumurànke mi ngi lay saytu di la xool bés dama lay wax sama téléphone bi dafa am benn fissure dama lay wax de lii mësuñu du bon day mel ni lu amul importance mais dama la bëgg xamal wax la li ma lay wax nii prouver la fi mu teg àndal nit ku muy nekk mu àndal dëgg la maanaam fonk ni mu fonkee doomu man aadama pour ma gis sama fissure bi problème la benn bis ma yeewu suba teel mu woo ma téléphone Haj Malick ma ne ko soppe na bi maa ngi lay siyaar mu ne na nga def woowal landing mooy rakkam ji muy àndal saa su ne sa téléphone bi seen naa ci benn fissure ñu ngeen ànd dem ci xawma kan mu defaral la écran ma ne ko soppe na bi sama téléphone bi da nga gis fissure mu ne ma ne ko waa kon baax na raccroché sama téléphone tudd na ma ni soppe na bi nag moo yëgg ma ngay seetlu kamu àndal téléphone bay seetlu fissure téléphone am bay seetlu fissure téléphone am loolu mooy yëg-yëg ci doomu aadama ko bu ngeen di liggéey jël Seydina Muhammad bu leen dox bu leen dugg bus bu leen dugg kaar gënuñu nag ñenn nag waaye nag dañuy dox di liggéey jël ki fi gën oto yaa ngi nii jël leen seeni oto kuy liggéeyal Seydina Muhammad ku ne rek nekk ci fondation bi gaare wa taxi oto la lay jox la caat ne la dama liggéeyal Seydina Muhammad billaahi wallaahi watallaahi barke Cheikh Ahmadou Bamba dëgg la am na solo nag benn guddi la am bërki démb anniversaire am nit a ma woo secrètement ne ma waaye Malick Diabo foo nekk ma ne ko maa ngi nekk ci liggéey bi rek mu ne ma yëgoo li xew ma ne ko lu xew mu ne ma soppe na bi tey la anniversaire am le 27 juin bis bi nga xamante ni ci la Seydi Hadji Malick Sy làqu moom bis boobu la judd wala loolu bis boobu la gane si àdduna ma ne ko mais soppe na bi déggante nañ man ak moom léegi mais waxuma dara mu ne ma xam nga ne moom du wax dara ci yooyu parce que nag day dëggal waxam dem mu waxoon nee na man benn bés cote laa am moom benn bés la am mooy juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weeru koor gi gis naa ñiy def lépp di wane ci télé yi di wane lu baax li ñuy def lu baax la wax dëgg yàlla lu baax moom dafa sol ay oto walaay tëjee nga dugg ci vidéo bi dafa sol ay oto yëpp ci ay ration ay dund maanaam valeur yooyu lañ ko xam man Cheikhul Khadim valeur laa ko toppee dëgg la Serigne Touba mi ma yaakaar valeur laa ko toppee dëgg la bokk rek topp ma rek pour Serigne ñëpp ne Serigne Touba ma leen déedéet non ay valeur dafa toll da nit liggéey jaamu yàlla ñax jëriñu fonk doomu aadama suufeel sa bopp ci kanamu doomu aadama nangu doon taalibe koo koy bàyyi man noonu laa toppee Cheikhul Khadim mooy bàyyi bas ak baara maam yi danak waaye moom mi Cheikh Modou Abdoulaye Thiam valeur yooyu laa ko toppee bu lay fekk si léegi ci sa aajo yow ci sa bëgg-bëgg ci sa yitte bu la ciy fekk si da koy boole di sukk di raam di la ko defal da koy boole du mën a siggi xool la di la ko defal kon jot na li may wax saa su ne ci réew mi ñu yàlla dënk alal ñuy dimbalante am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe Malick Diabou Seck unduwul nga fexe ñu koy fësal baax na naam ndaxte am na ñoo xam ne il faut nga wane dara pour ñu gis ko pour mën koo jëf waaye nag ngalawaay ku ci yàlla dënk teraanga ak koo munti doon ak loo munti am jàppal ni li may faral di wax rek ndeysaan démb dafa dem ba piqûre ñu lu doy waar baal ma non mais dama démb ci guddi dafa am lu ma dal
bon pour exemple bee tax sax moo koy wax. ndax yenn jëf yi. di ko def di ko wax amul sa. non mais lu baax foog ñu koy leeral aussi. pour dire que ni Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam dafa am lu ñu piqûre. démb ci guddi dama toog ba 3 heures du matin. ma ni Mame Balla dama xaw a xiif. maa ngi dem fuur ba jënd pain au lait ñu rax ci beurre. yëfi Saint-Louisien yooyu xamuñu ne yóbbu yomb mais yow xoolal. ma dem jënd sama pain au lait nekk sama téléphone di wax téléphone ki ma doon waxal téléphone bi mi ngi Ndar mi ngi may dégg. ndeysaan. di wax téléphone. am benn waaye bu yore beeke. 3 heures du matin laa lay wax de. di yore beeke. woo ay booy. pour dire Sénégal gii. ñuy def te yàlla taxañ ci. Sénégal gii ñu bëgg Seydina Mohamed ñoo fi ne. ñu am yërmande tamit ñi ngi fi. ma gis benn waaye bu yor ay beeke woo ay booy. booy yi jéggi tali bi ñëw wut si ko biig laa lay wax de 3 heures du matin. jéggi tali bi ñëw wut si ko. mu jékki-jékki tourné ci man ne ma maa ngi jëm. kaay mais boobu pour man rek benn waaju baax la rek. am nu mu def rek. bëgg fàtt nit ñi quoi ma xaw a tànqam lu di wax sama téléphone di dem. mu ne ma maa ngi jëm kaay maa ngi jëm looy def di insister. ma ne kon kii xam naa daf ma xam. ma jéggi effectivement. muy sama wëllëre boo xamante ne dama xamante ak moom. ndeysaan. jamono 2012. période 2012 laa xamante ak moom. Prince gisee bi mu ne nii. tànk bi la yëkkati suret. man dama sama yaram da doon daw. ma ne ko mais li lan la. mu ne su ma waxul sama bopp. ñu amputé sama tànk. dimbali leen ma ngir jëmmi Seydina Mohamed. bi mu koy wax nag moom dama ne obligation dikk na. dëgg la. dimbali leen ma ngir jëmmi Seydina boobu man ñaar fu ko nekk sama poos ak junni bi nekk bi ma teg sama kaw table nar ko fanaanoo di jàmbat ki may waxal maa ngi koy jàmbat naan ko junni ne sama poos tey. li ma jëndi woon ñaar fukk lañ ma wecci. ak junni bi nekk sama kaw table. bi mu defee nii. dañuy dimbali leen ma ngir jëmmi Seydina Mohamed. tànk bi mi ngi sotteet na ndox. bi ma gis démb mosuma koo gis ñoo juddoo ko tey. tànk baa ngi sotteet ndox. ndox maa ngi sotti. effectivement kii dalay leer ni bu góorgóorlu gaaw ñu amputé tànk bi. tànk amul werante. waaye sëñ bi. te nga war a mën a yor. loo ko jë mu ne 21000 francs laa soxla piqûre yi may piqûre moo jeex ma génn ci lalu hôpital. ngir wëri maire bi laa doon seet benn maire bu dëkk fii laa doon seet. fekk ma ko fi ma génn daj ci yow ak booy yi benn booy bi taxaw. ne recette portefeuille am. booy de boo xamante ne leer na ma ni kii ñaari junne mi soxla na ko. booy bi mu ne recette portefeuille am génn ñaari junne ko am. ma ne waaw man léegi moom du sama kaa. kii sama kaa mooy booy bi man wóor na ma ni soxla na li mu ko jox. 10 000 francs. booy bi ne recette portefeuille am ni 10 000 francs am. ma tourné na booy bi yow foo dëkk mu ne ma grand xam naa la. man yow ak. Padros. ñoo doon taxaw fee ci angle Pentola bi di waxtaan. Xaadim suma rakk yi ma koy nuyu de passage. Padros Mbaye sama frère mu ne ma grand man yow ak Padros ñoo doon taxaw angle bi di waxtaan. beneen booy bi yi ànd ak ñoom. kii yëkkati 2000. kii yëkkati 1000 ma ne ko jox ma sa numéro te nga xaar ma fii. dem sama kër. mais Mame Balla sama waay ji Pape Mbaye Gueye di wax. ci nelaw laa ko yeewee. di ko nettali ma ne ko maa ngi dem ci waay ji jël junni ba ma teg taal ma naroon ko fanaanoo. Balla ne ma xaar ma. xaar ma dem ñu ànd ñëw ba ci angle ma fekkat fa sama waa ji. Balla ne war recette moom it te junni boobu mi ngi ko jàmmande Kër Masar la war a def xam fu ma war a def. recette portefeuille jël junni teg ci. maanaam kii li mu bëgg. ngir jëmmi Seydina Mohamed mat na ci saas yi. mat na ba ëpp. ma ne ko lii sama digganteeg Seydina Mohamed la. mi ngi ci tudd ndax aw ma fitu bañ. ñeme woo tudd ne ma ngir jëmmi Rasulullah may bañ sañu ma ko aw ma fitam. même bu doon dama war a xëy suba ndekkee ko sañatuma ko araam na ma. dëgg la su ma ko waree añee araam na ma. ma dem sama kër départ fekk ko fa. Balla ne ma doo xaar ma ñëw jug ànd ak man. yëkkati postetam vidéo. dëgg la maanaam soppe na bi. ñun dem na ba. daf leen yàq nañu ca loola. mënoo ñoo wax ci barke Seydina Mohamed maanaam la nga ñu ñaan bu fekkee ma nga ca poche ba bu ñu la ko joxul araam nañu. dëgg la kon nag dimbali te yàlla tax. non dafa jot dafa te loolu la ñu digal nag. waaw mais loolu mooy dëgg sax et puis li mu nekk loolu mooy dëgg def lu baax parce que li may wax rek yàlla moom ku ko lebal mu fay la. parce que borom bi dafa baax li tax ma koy wax mooy yàlla da ngay defal nit mu fay la yow. loolu dara gënu ko neex defal nit ba pare mu fay la ba pare nga def lu baax ñu fayal la ko yow. dëgg la kon defaloo ko dara. kon nag nañu dimbalante. te yàlla tax nañu jàppalante ñu yàlla dëgg teraanga. ñu bañ a bàyyi ba nit ñi di leen sëm di leen topp pour ñu leen di jàppale koo mën a dimbale ko koo dégg soxlam te mën ci dara jógal nga dem def ko te yàlla rek tax. parce que li nga yor. waaw li nga yor. joxoo ko sa bopp. dëgg la suñu borom moo la ko jox te ala kulli xaal da nga ko fi bàyyi. lu mu bari amaan na juróom-ñaari mètre per carré yi ñu lay sàngee sax ak koo munti doon du jóge sa alal.
kon alal joo muntu yor dimbali ci jaam ñi Cheikh Mohamed Abdallah Thiam royukaay la ci réew mi waxuñ ko nag pour dara man musuma ko gis yàlla ma tiim xam na loolu Malick du mu bàyyi fen musunu déggante téléphone mais li tax ma bëgg ko mooy li mu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que yonent bi suñu jàmm ji moo ko waral ndax li may faral di wax tey daj na lu ne moom Seydina Muhammad def nañ ko lu ne daj na lu ne diggante Makka ak Médine ngir tey yow man keneen ak keneen ñu mën a taxaw fu ñu neex noddu liqaam kabar julli nekk ci suñu jàmm te ay jamono l'islam dañ doon làqatu ngir julli kuñ ci gis bëgg laa rey Bilal dem nañ ba tey Seydina Aboubacar moom moo ko goreel ndax dañ ko bëggoon toroxal boo seetaanee histoire dañ ko bëggoon toroxal moom Bilal teg ko xeer woo xam ne kuñ ko tegoon ci ñun nga faatu ñi nga xam ne ay jaamam lañ woon ñi ko moomoon di ko wax ne weddil yàlla waaye heure bu ñu waxee mu ne axat rek gëm ne yàlla rek ay yàlla xam nga guddi gi alxuraan wàcc moo gën ci guddi yëpp dëgg la am na guddi gu ko gën mooy guddi Seydina Mohamed guddi Seydina Mohamed kenn du moom yàlla na ko yàlla fayal moom dara di ci ziar soppe ma lay wax leneen ne la boo kàbbaroon léegi di julli di liqaam imaam bi ñu liqaam ba pare imaam di julli bu tuddee Seydina Mohamed ci biir saar ba bu tuddee Rasulaay da nga koy sallallahu alayhi wa sallam loolu moom rek lañ ko may keneen ku mu tudd nag boo sallallahu alayhi wa sallam lemaatal si yaare bi dem jàpp ñëw waaw moom rek lañ may ci biir julli même boo ko déggee sax nga teg ci sallallahu alayhi wa sallam kon nag julli yonent bi farata la nañ ko gën a farataal suñu dund ndax bokk na ci li ñu yokku leer bokk na ci li nga xam ne day ñooñal suñu dund bokk na ci li nga xamante ne nii day gën a laabal suñu xol yi waaye bokk na ci li nga xam day gën a leeral suñu tax man mënuma gëm nga nekk soppay Seydina Mohamed di iñaan wala ngay soxor mënuma gëm nga nekk soppay Seydina Mohamed te mënoo dimbalati yàlla rek tax kon képp koo xam da nga ne da ngay woote soppay nabi bëgg ko wala waaye na ngay dimbale jàmm yàlla yi loolu dafa am solo ayca ba tey ñu desandi ci loolu way wu rëy wi ngeen fi way dañuy dem seetaan ko dellusiwaat ci plateau bi waxtaan ci Cheikh moom Abdallah Thiam di nuyu Pape Mbaye Guèye mi fi jaar léegi El Hadj Katim Cissé ñu ngi koy ziar waa Elia Pip ñu ngi kontaan ci yéen mayo yi may sol ñoom ñoo ma ko jox ci Coupe d'Afrique bi Abdou Karim Diouf police Joni Joni mu ngi lay ziar Issakha Diop plus jeune maire du Sénégal maire Pikine Est moom mu ngi seetaan émission bi mu ngi koy nuyu de passage jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñuy suivre fu ñu mën ci nekk à travers le monde ak Sénégal waaye di nuyu Mame Aïda Diop sopp nabi moom tamit ñu ngi koy ziar lu bare bari soppay Seydina Mohamed ñu ngi leen nuyu Chérif Lamine Aïdara doomu Chérif Dieye Chérif Mahrouf Bélé di sëtu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom it nee na mu ngi ziar rafetlu na émission bi ak daaraam bi yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax mouvement Vadelia di ay soppay Seydina Mohamed ci loolu rek la ñuy dox di leen ziar lu bare bari ay ca Modou ñu dem seetaan yi li nga xam ne moo di clip bi Abdou Ndiaye sama waa ji waa Sen Couture ziar naa leen lu bare bari dañuy seetaan clip bii nga xam ne moom la Malick Diabou Seck def ànd ceeg Moustapha Rassoul ñu del saa ci yàlla man Malick Diabou Seck fu ma mës a laal neex na waaye li ma boo ma newoon li gën a rëy ci yow ci àdduna mooy liggéeyal bi may liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gis nga andi beneen morceau bu bokkul ak bi nga def nii yeneen ak yeneen a ngi ñëw presque te morceau boobu di 633 ma ànd ceeg Adam Sène sama benn rak ju dëkk Ndar di jàmbaar di ko xamante ni macha allah ruslowuma benn yoon wax dëgg yàlla ndax tànk boobu laa nekkee ci kër gi tànk boobu laa taxawee ci keppaaru Cheikh Mohamed Abdallah Thiam dëgg la donc nag livre bi mu génnee ba tegu sama loxo bii man sama mission mooy dina yaatu dëgg la dina tas dinaa ci jàmm yàlla dinaa ci liggéeyal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam daf ma woone ma dafa nekk ba Abidjan ñuy wax téléphone man ak cheikh bi mu ne ma ni maam Cheikh Ibrahima Fall àndoo woon ak Cheikhul Khadim laa bëgg ñu àndee ko man ak yow dëgg la ma ne ko soppee na bi loolu foor naa loolu yéeg na torop dëgg la waaye lenn rek laa lay ñaan de nga ñaanal ma ko yàlla bu ma mës a bew ci àdduna yàlla bu ma mës a bew te yàlla naa doon nit kuy yaatal ba ñépp gis ci seen bopp dëgg la tànk boobu lay taxawee sànq nee naa la musique du ma conjugué naan je le je ne m'intéresse pas dëgg la nous de la manière la plus saine de la manière la plus professionnelle de la manière la plus loyale yi critère rek la du ma ci reculer wutuma ci sax luy neex bi kon daal yow maanaam mën nañ jàpp ne sa diggante ak Cheikh bi daal yaa ngi ci moom te lii ñuy xaar ni album lañ ci mën a xaar wala te lépp ci nabi ngeen ko jëmee de àpp naa ko ba We Are The World na mu fi meloon We Are The World nga xamante ni sax déjà ay génération ku ñëw jëlaat ko dëgg la fa laa jëm ak moom
ok artistes yëpp contacté naa ñu bari te doyalaguma pareeguma doyal. maanaam daal ay animateur yëpp. maa ngi contacté. pareeguma doyalaguma xaajaguma doyal. woykatu jàng yëpp. maa ngi contacté. doyalaguma xaajaguma doyal. studio baa ngi fi. musiciens yi koy tëgg ngi fi. léeg-léeg ñu salaam. léeg-léeg nga wax. ñu teel la tuuti waxay sa métier. et car macha allah nga koy def anam bu rafet nag. ma lay rendre hommage bu baax ndax sànq. ñi woon démb di ci jàpp ba tey. waruma la caa génne ndax yow maa ngi yow démb la ñu rek ba tey. dëgg la donc nag. ba ci yéen. animateurs yi. am ngeen ci liggéey bu ngeen ci war a def. liggéeyal Seydina Mohamed wàccul kenn waaye yàqul dara ci sa liggéey bopp. dëgg la lay yokk sax na. yàqul dara ci sa liggéey bopp. tey Étoile du Nord mi ngi fii. ma leen di félicité. ci liggéey yu rafet yi may seetaan sànq ba tey. di leen seetaan ñoom Buuba ñaa booy Buuba. moo may jël basse mais booy bu ma laqal la booy bu soxla. jabar jee baax. ndeysaan chéri maman mais xaw ma nu may def jëkkër ji. ndeysaan tu vois. Doja maa ngi nuyu gars yëpp musiciens yi may àndal Issa Laye Cheikh Diakhaté. mes frères je vous aime beaucoup. donc wàccul kenn liggéeyal Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa Étoile du sallam Nord a ngi fi. di leen ko tëggal. waykat yaa ngi fi. di ko way. dama gis ay ñoom Leuz Diwane. ay ñoom Diamane Express. ay ñoom kii rappeur ba ay waaye tur ba nag. tur bi nag man dina garaaw trop ci man te sama xarit la. Pëpësa. moom dafa mel ni single bi nga ma jox beneen son bu moom la wala. beneen version bi King Aidi la. ah King Aidi voilà son bu King Aidi moom déjà defar na son ba mu pare. la vidéo arrive. très bientôt. te lépp ci Seydina Mohamed te King Aidi xoolal ndeysaan est-ce que dina woy sax ci mbalax. tu vois de même que Adam Sène la femme là. dëgg la bariwul lu muy woy ci mbalax. mais ñoom ñëpp. dañu jël retrousser les manches. fas yéene soobu ci liggéey bi liggéeyal Seydina Mohamed. kon maanaam daal su ma la déggee dafa mel ni révolution bu mag lay doon boo xam ne dafa jot ngeen xamal nit ñi kan mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moodu bi émission bi di waaj a door. lu mu doon teg. dëgg la musique naar yi. ay musique naar la doon teg. ñu koy tëgg selon cette culture. et pourtant di ci xamale kan mooy Seydina musique la. kan lañ ci yàq. dëgg la waaye ñu ci Antonio Di. waaye ñu ci Rosé Mendy. dëgg la. waaye ñu ci Rodriguez. Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. mais sang bi am na mag mu mus a ñëw ci moom sax ne ko xaw ma lu ma la mun a defal xaw ma lu ma la waaye li ma mën mooy gumbe maanaam fecc mun a ko defal te loolu dara la ci fekk. Cheikh Béthio. yàlla ko yàlla xare àjjana. suñu yaakaar ja. lu mu daan def. day cant Serigne Saliou. dëgg la. man nag bu ma kenn xaar ci ay jàng de. du ma woy ko di jàng xaw ma ca dara. dëgg la musique laa am. mais yonent bi daal ci musique mi ma am. lay taggee di kañ. di ko ci jiiñ. di ko xamaleeg génération bi bëgg musique. muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. am na solo donc nag mbokkee xarit yi. ay jàng nag moom wax dëgg yàlla je président Malick Diabou Seck ma jaay jàng de moom laa fi dalal tey. mais ñu gis aussi sa diggante ak artistes yi nekk lu ratax. samay xarit lañ waaw ku ci mel ni Yves Niang ngay defal jëmante ñoom pour ne pas citer beaucoup. ñoom ñëpp samay xarit waaw ñoom ñëpp mais citer ci quelque ku ci mel ni Yves Niang sa diggante ak Maam Go Jazaka Maam Go ak sama mag la. waaw Yves Niang ak sa rakk Zula. oh kooku sama jarbaat la. ndeysaan. Zula c'est mon sang sama jarbaat la. muy ndaanaan nag. dëgg la Yves Niang Demba Gisee. Demba Gisee. bàyyi leen ma jàllale ko nee na ma tey yaay sama émission d'honneur Pentola may leen ko fa nag. Demba Gisee man dama ko mere parce que moom du wuy téléphone. déedéet man xam nga ni man j'ai pas froid aux yeux moom xam na ma bu baax Demba non Malick man damaa bëgg artiste yi. non Demba dafa tukki woon. waaw d'accord mais ñibbisi na. tourné la nekkoon fan yii yëpp. mais ñibbisi na avant muy dem fii lañ daje. xam nga man j'ai pas froid aux yeux. dama bëgg waaw d'accord non du moom kese. mais dama bëgg artistes yi. par exemple damay citer le cas de Sidi Diop dama ko fi invité plateau. man manager am Zal confirmel ma ko c'était le samedi passé. confirmel ma ko ba dernier moment su ma ko woowee mu may raccroché du ma woo Ousmane Faye mi nga xam ne mooy jouer clavier Sidi Diop mu ngi may dégg. il faut qu'il respecte les animateurs te Malick nit boo dul def dara il faut pas le dire suñ la invité plateau télé soo mënta ñëw mais appelle le gars dis-lui que j'ai un problème et tout man c'est ça que je loolu rek laay wax xam nga respecter nit ki je te comprends mais yow ñu invité mu ngi mel ni tey ma invité Malick Diabou Seck plateau ñëwul
su ma ko woowee du ma jël te même après affaire bi Malick amul temps wu jël téléphone am sax woo ma di ma xamal ne non j'aime pas ça quoi ba pare li ma gën a métti ci loolu mooy Sidi Diop le soir dama ko gis ci beneen plateau loolu bokku ci moom nag dafa sincère moom waaw gis man je suis comme ça quoi sérieusement j'ai pas bugguma loolu man mii daf may dal damay ñëw mu attaqué ma ñu yooyu naay wax sul quoi c'est pas bien Prince c'est-à-dire ñun ak yéen du ñun ak yéen dëgg la ñun la parce que ñun ak yéen yéenay ñan yéen ñoo ak yéenay ñun dëgg la ñun ñooy yéen de dëgg la sans yéen suñu liggéey amul sens donc nag mooy il faut sans ñun affaire seen bi liggéey amul sens affaire bi daw donc xëy na incompréhension la ak manque de communication mais nag wax dëgg yàlla sama rakk ji Sidi Diop ku yaru la ku disponible ku non am man je yar. dis que ne Non, damay je sais xam mën na ko bañ a mais manager am laay waxal Zal il faut qu'il respecte les Voilà, animateurs tout à fait donc aussi manager yi foog ñuy dimbali waaw dañuy respecter les animateurs foog ñu ñuy dimbali à ce que di dimbali ñu parce que ñii ñooy su cordon ombilical entre ñun ak askan wi donc nañuy rataxal yëf yi Demba tamit vraiment moo koy tirer chapeau muy nit ku baax non moom sama frère la man ma koy sànni xeer non c'est-à-dire yow da nga nekk nit ku spontané le Sénégal dañu war a valoriser ñu mel ni yow man nag damay nit koo xamante ni du ma ne kenn yàllaa ngi ni te gis fi muy gis nii nag dama xaw a dëgër bopp tuuti nag dëgg la dëgg la damaa xam a gëm sama bopp ba mu ëpp nag dama fier trop sama bopp dëgg la wax dëgg yàlla am na noo doon mel boo ma woowee maa ne dama lay jël du ma la bañ a dëgg la maa lay jël ne la sëñ bi maa ngi jéggalu dama jàpp mais yow du ma toog ak yow kon dëgg la parce que nag sama liggéey maa ko moom Dëgg dama la. koy valoriser dëgg la ni mu amee xëy na looy naqarilu ci waykat yi noonu la ñuy amee parfois Mais bien sûr, am na, ci animateurs yi comprendre nga am na de. mais bon ñun ñoo bokk suñu géew nañ leen ko rafetal man loolu laa chaque jour man je me dis que ni un animateur mais yow vraiment royukaay ku nga, mun je te ci dis doon chapeau. nañu yemale les artistes Tout à fait. képp koo xam ne génnee nga fi loo xam ne qualité la ñu fexe ko promouvoir waxtaan ak yow pour li ñu si xam exactement kii mooy kan ñun loolu lañ ci soxla vraiment ci kàddu amul yooyu daal leneen. damay jaarale sax di féliciter animateurs yëpp dëgg la ay jàmbaar lañ de Sénégal. parce que tey boo gisee ku mel ni Dëgg par la. exemple Pape Diouf di wax ne day sargal les animateurs da koy waaw def tey fële ca Ah. ma boîte boobu Execli comment il s'appelle encore Saraba Saraba Def na lu donc je rafet. pense que ni loolu geste bu def na bu lu noble la rafet, dinaa ca dem voilà bu Def na lu noble la boo rafet, xam ne c'est inchallah. à saluer Vraiment, ouais, ñun ndeysaan. ak yéen ñoo nekk benn bul nañu nag yéen ñun la waaw Yéen c'est ñoo nous bokk quoi suñu lépp, maanaam c'est nous, ñun billaahi. ñun benn Dëgg la, jëmm lañ benn jëmm muy lañ. les animateurs Dëgg la. et les artistes Tout à mais fait. li may wax rek nañu jàppalante dëgg la parce que ànd dafa am solo te gis nga Mali li nga wax rek ngor dafa neex xam nga maag yow du tey ah non bien dafa yàgg na dafa yàgg. mais tout le temps ñu ngi dund li nga xam ne moo di coloré gi waaw mais ak dëggu te bi, loolu moom dëgg la, importance dëgg la, dëgg la. xam nga souvent dama koy wax gis nga man doomu aadama li may wax rek su may xool Malick Diabou Seck damay génnee am ak ñàkk génnee rafet ak ñaaw Ah non, man yàlla man laay laa gis jox ci loo yow amul sax moo tax ma lay yàlla. téye Ouais, mais- non nit ki boo koy xool gisal ci moom suñu bopp parce que li may bopp. faral di wax yàlla suñu borom boo koy seet génn sa bopp noo koy Dëgg la, gisee dëgg la. kon yàlla ngi ci ñun dëgg la kon nit ki boo koy xool ko ne sa diggante ak moom doomu aadama Tout à bi mu fait. doon Tout à fait. bu ko defee nga téye ko ku baax nga maanaam ndeysaan. tey fu ñuy rafetalee Malick Diabou Seck dama ci war a xar sama tànk tubéy waaye fépp fu ñu koy ñaawalee dama ci war a xar sama tànk tubéy ba Dëgg du la, am dëgg la. c'est-à-dire loolu mooy àddina en Dëgg fait la, quoi dëgg la. loolu parenthèse bu ñu ubbi woon la rek Merci en tout cas beaucoup. di la wax ne sa diggante ak artistes yi wax nga ko mais projet yi Voilà. projet yi Malick si lan lañ ko mën a xaar juste après lii am nii ak yooyu waaw déjà dañu lancé single bu bees mu tudd le serviteur du prophète des temps modernes mais clip bi génnagul génnagul déjà parce que rien que le titre rek expliqué na le pourquoi ñu war ko def ci musique dëgg la mi ngi koy expliquer le serviteur du prophète des temps modernes moderne li tax loolu parce que loolu la ñuy dund la nouvelle génération tey technologie lañ ne la nouvelle génération musique lañ bëgg waaye Prince nga bëgg maa yedd wala bëgg wax ak man lu ma dégg nga nekk ca 9e étage nga nekk rez-de-chaussée nga bëgg ma dégg la du ma la mën a dégg c'est impossible. soit da ngay wàcc wax ak man wala nga ne ma yéegal ma yéeg ñu waxtaan Dëgg la. mais munoo toll fële ma toll fële ba pare nag jàngi kii waay kii xolo yi les singes ku ko bëgg firi da ngay mën a yéeg waaw dégg jàngi golo jàngi golo waaw ku ko mën a firi de faw nga yëg ca ku kaw ko bëgg firi da ngay mën a yéeg dégg li ñuy wax waaw tu vois c'est vrai donc nag vraiment nan tey ab réew boo koy defar li ci suuf bu baaxee rek lépp baax bu baax dëgg la tey
dafa jot ñu tàmbali ci suuf defar juddu ci base bi quoi. defar base bi xamal leen valeur yooyu ñu koy jàngi école ñu koy gis yow waajur bi nga di ko def ah ñu koy seetaan ci yow prince ci écran bi nga di ko incarner pour que loolu nag mën a baax ci réew dëgg la c'est kon vrai. nag tey samedi bu la neexoon ñu teg ay taj temps ay hoo mais dañu ñëw dëgg la waxtaan nañ ci sama jaar ci li ma musique lépp mais nag ñi ngi focaliser wu ci liggéeyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy lépp nag. donc aussi damay gis tey xale yu bari ñi ngi jël ay xale yu am ñaari at di muuru di way wii xale yooyu tey ñu dugal leen ci internet dugal leen ci YouTube ñuy way lii bu ñu màggee ba am ñetti at ñeenti at wala 20 ans 52 ans par exemple bu ñu tàppee Google ndax lu fa xas ba dugg dootul deñ dëgg la gis seen bopp ne kii de man la bi may am 2 ans may tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la. est-ce que yaa ngi imaginer loolu cib réew loolu cib dëkk moo tax gone gisoo nañ leen commencé tàggat xam nga li may wax rek ndar. man sama doomu frère Baye Seck doguma la bu téewee sama benn micro bi kër ba di way lii ñun ñëpp la yéem dëgg la. doomu Moustapha Rasoul Zal bu téewee micro bay way keroog dama koy seetaan papa ji statut ko mais partition papa ji nga xamante ne man rek pour ma way ko problème la bi xale bi yuuxoo sama yaram da doon daw xale li mu gis ngay def moom lay roy. cheikh bi daf ma doon nettali ne dafa dem ba doguma la de pour dire que maanaam defar xale yi ni mu amee solo ci bas âge. te lu muy def nag maanaam defar leen mooy yow nga tàmbali ko yow waajur dafa am benn waay yoo xamante ni dëkk boobu dañu mën a saaga dëkk boobu dañu mën a saaga ndey maam Abdou dem fa benn waay ne ko sëñ bi ñaanalal ma sama doom ji dafa mën a saaga ndey day saaga rek cheikh bi moo koy nettali de maam Abdou ne ko day saaga ndey mu ne waaw mu woo doomam moom maam Abdou woo doomam ne ko diw mu ne ko saaga waaw doom ji ne ko luy saaga saagaal doom ji ne ko lan mooy saaga dégg nga wax de kii dafa ñëw ci sëñ bi ne ko sëñ bi sama doom ji day saaga ndey rek dimbali ma ñaan lal moo ko ndax mu bàyyi saaga maam ne ko saaga moom maam Abdou woo doomam ne ko diw ñëw mu ne ko defal la saagaal ma saagaal doom bi ne ko luy saaga lan mooy saaga xamu ko parce que déggul kenn ci la mu bokkal di ko def dëgg la donc nag xale yi ñun ñooy seeni seetu nga la waxee nañu nekk seetu bu taasul nañu nekk seetu bu ñu dul ndax dëgg la donc terewul nag ay nit lañ ay benn aadama lañ nañu dund suñu dund waaye terewul nag bu waxtu iman bi jotee ñu jox yàlla li mu moom dañ ko jox li mu moom da ci am solo ayca donc kon maanaam daal yow lan lañ mën a xaar ci projet yi donc vidéo bi 633 merci beaucoup mi ngi ñëw mi ngi ñëw prochainement mi ngi ñëw ak yeneen production yu war a génn King ID déjà vidéo mi ngi ñëw yeneen production ci sama naataango yi ma fi lim yëpp insha allah ay duo lay doon wala ku nekk da nga def ay bopp duo maanaam daal projet la boo xamante ni du man dong maa ko yor maa ngi ci xëy na jiitu waaye nag je travaille avec une équipe nag je travaille avec une équipe donc dañu koy saytu léeg-léeg moo am koo xam ne day wax waykat ba way waxkatu rajo ba wax ay support topp ko donc lu ñuy liggéey la El Hadj Moustapha Rasoul nag mi ngi waajal bés bu mag le 6 septembre Grand Théâtre incha allah mbaa dina ñëw liggéey ci Walfadjri Grand Théâtre incha allah dinaa ko jox sa numéro bi dañoo liggéey ci Walfadjri de man moom ku le 6 liggéey septembre waaw la koy def Grand Théâtre guddi goo xamante ni Cheikh Mohamed Abdallah Thiam moom la ciy delloo njëkk macha allah à travers liggéey bu rëy bi mu def ci livre bi donc le 6 septembre waa fondation Kër Rasoul dañ leen ciy woo Grand Théâtre tamit fondation bi dafay dem ok te ku ne ànd ak moom quoi Malick Diabou kon Moustapha Rasoul na nga ñëw liggéey ci télé bi loolu dinañ koo xaar bu baax dinañ ci kontaan donc livre bi ak liggéey bi festival yu bari war nañ ci jokkoo ak ñoom daañu ba yamale ñu ko fii de affaire da ngeen ko bëgg a pour lan mu war a yem fii mbirum Seydina moom dafa am limite déedéet non c'est-à-dire du fi yem da ngeen te koy billaahi man moom lu ma bokk lu ma jaaxal dëgg la
waaye incha allahu rabbi moom mooy l'ambassadeur du prophète. waaye man maay son ambassadeur bi. dëgg la. moom Cheikh Mouhamed Abdoulaye dëgg la mooy l'ambassadeur du prophète. waaye moom man maay yaay ambassadeur am maanaam daal yow te nga fas yéene exporter affaire bi même au delà de nos limites. mais déjà dañu génne vidéo. ñëpp bare ngi werante. naan est-ce que du vidéo de l'année. waaw parce que vidéo bi vraiment ni ngeen ko. daañu wàcce avion yi ci aéroport yi. daañu wàcce hélicoptère yi ci àll yi. daañu xuusaat ci géej yi daañu dem Medinatul Munawwar daañu dem Fès. daañu dem fu ne maanaam fu taar ne ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën nañ ko xaar ci vidéo yi ñëw. xaar mais bien sûr Prince. le niveau ne va plus se rabaisser. day gën a yéeg quoi wàcc sax. mais niveau bi dafa war a gën a yéeg dem rek. incha allahu rabbi. incha allah ñu ne déetawaay. mbirum turub Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam doomi Sénégal gi mu doon. doomi réew yi mu doon. fas yéene nañ taxaw. tudd ko fépp fu festival bu mag ci àdduna ne. dëgg la daañ ko fa taxawal. daañu wane ne Sénégal am nañ Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam. mag ñu baax ñi ba ñu bindee. Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam mi ngi ci réew bi di bind. mag ñu baax ñi bind nañ ba fi. waaye nag Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam mi maasee ak ñun jamono. tamit nee na mag ñu baax ña la ñu bind mi ngi fi. waaye dinaa bindaat ci bindin bu maasee ak jamono. jox ko voilà. am na solo ayca donc waxtaan waa ngi noonu xam naa waxtu wi est-ce que nekkul ne mu ngi ñuy xoj sax Modou Fall donc nag ñu fàttali leen que ni tey ki ñu dalal mooy di Malick Diabou Seck doomu Saint-Louis du Sénégal ak fi nga xamante ne moom moo di Ndakaaru Ndiaye dégg ngeen jaar-jaaram dégg ngeen fi mu jaar dégg ngeen li mu dund dégg ngeen mbir mi di dox ba dem ci digganteem ak Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam tey nag mun nañ xaar Malick Diabou ci lu bëree bëri maanaam ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam rawatina poème yi nga xamante ne ni moom la Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam bind livre boobu gis ngeen ko mu ngi noonu 570 la woon tey dem na ba yegg si 633 nekk koo xam ne lenn ñoru ko lu dul Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko nag li may faral di wax cheikh bi da nga muus ndaxte muus mooy jàpp ci ki nga xam ne moom ñëpp moom la mais dafa ñëw ne nit koo xam ne ñëpp moom la ñuy wër xam nga moom ku mën rek na def te li ma jaaxal ci moom mooy nit ñi sax dañuy tagg yonent bi wala nangam des fois mën nga ko def di xaar ku la fay wala dara mais moom li muy def moom mooy jël alalam def ko ci mooy li may wax léegi rek nee naa ku mën rek na def guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy def fii ci Almadi guddi yi bari nañ lool de waaye kuddéem googu de bari na gaa yoo xamante ni bâche boobu rek ndeysaan fa lañ ci tànn de ndeysaan ndax ku fa ñëw moom xam nga léppam da koy adapté ci anam bi mu méngoog jamono ndax nag mën na bañ a nekk lu bon mais comme ñun sama genre gi man peut-être bi ma juddoo ba ni ma toll awma culture dem ay jàng par exemple awma culture dem ay jàng dëgg la mais moom dafa tax ni toog ci ay jàng nekk à l'aise toog ci table monsieur yi gu baax tiim la xeetu luy raam luy naaw luy féey ci lu sell ci lu yiw dëgg la maanaam xeetu teraanga yi àdduna boo mën a gis ci lu sell ci lu yiw tegal na la ko sa kanam dëgg la naan la dee koy enjoy bu baax ñu lay jox way yu neex ñoom El Hadj Malick Diabou Seck nekk fee ñoom El Hadj Moustapha Rasoul ñoom Cheikh Diop Mbaye ñoom kii Ñang Mohamed Ñang tàggkat yonent yi yëpp daal ñoom Omaro faral di daje foofu noonu ñoom Dabassi ñoom am Collé ñoom Salam Diallo ñoom Fallou Dieng ñoom Bouba Ndour ñoom Wally Seck Wally nag moom wax dëgg yàlla mooy inauguré bâche bi képp koo bëgg a gis ci réew mi fekk ko fa dëgg la te lan fay wax ñu fa papa moom Cheikh bi El Hadj Medoune Thiam suñu waajur ju baax yàlla na ko yàq xare amiin yaa rabbi moom lu mu def rek ci waajur la ko fa la ko jëlee mais jàng yooyu guddi googu duñ fa tudd El Hadj Medoune duñ fa tudd suñu yaay ji Ajaratu Rokhaya duñ fa tudd Jawar duñ fa tudd kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag xëy na toogin ba daf ñuy dimbali nag suñu genre gi nga xamante ne wax dëgg yàlla ay toogi jàng yooyu rek mënu ma ko nag te xanaa xam fanaan ci tant nabi rek xéwali ci nekk ngeen nan nabi ci boppam fa lay dal fa lay fanaan di kenn xam lu mu toll am na solo ayca ñu ngi jaajëfal aussi encore une fois bu baax a baax suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi seetaan partout à travers le monde ñu ngi leen ciy jaajëfal Abdou Ndiaye Fatick maa ngi lay nuyu donc nag waxtu wi xoj na ma kan ngay
waaw d'accord ok moom la ñuy tëjee kon lii moom la ñuy tëjee nga xam ne seex bi donc nag moom la gis nga loolu moom danoo garaaw fu ñuy génn doo ko sax xam lépp ci liggéey bu am solo bi Modou Fall def la gis nga lii nii xam nga ne xale bi kii bu demee ba nekk mag waxin des kay seetlu waxin day tekkilu wax amatul sens bi dee ka ngay wax day wanewu rey ngeen Kocc Barma suñu waxee ma séeri wala papa ana yaay baay wala sanday moom la ñoom am daan wax ak ma ñàkk sanday xamatoo leen noo leen di waxee xanaa nu mu leen neexee bala maa dee ngeen wax ba pare xanaa neex kàddu yii nii su ma ko déggee damay bëgg daanu xam ngeen ratatati rek naan xanaa xam nga su ko defee yambar yii nii naan leen yaay bomb ngeen ànd dem soirée yooyu naan bomb booy samaam ji daal mooy lool génération bu ne ak li xew yaa ma gën a xam bii la gëm boo koy jox muy nopp amu ci kenn xaar ma yàlla ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw parce que war ci jaay jom ma ñaaw waa yow mi sax ana lan ngay liggéey bongo taasu sabar loolu lay liggéey góor dangay xam ni góor nga te bañ a def yëf jigéen taxaw sib kiw ji fecc kenn xamul góor nga wala jigéen fecc da di yëfi góor bañ naan laa na góori réew mi tuuti sa kanam dina manqué ay kampoori tuskare ñeel na la a taxaw fii naan koo bay nga war a dem dóori waar baa dem sa toole bay wokkatoogo soo defee ñetti fan yu ba am ne ba saxee jàpp la di nga wokkatu bàyyi li na ngay def xool lu baax te sax si moom di nga xalaat bis na ngay dee sooy jëf ñu naan laa doxal ak moom adduna bii de tool la dañ fii baax ndax sa yow mal xiyaam mën a mujj bala maa dee mu naan maa sant yàlla yaa nax sa bopp fekkee ni lañ sante yàlla xaaral ma yub dem ndax dangeen di jeexal xol tàmma ngeen ku leen wax dëgg ngeen daan daabon donc lii di ko nuy Lalla Diop de passage lan ngay wax ci lii mooy li may wax sànq ne imaginer nga xale yi nga xamante ni ñi ngi muuru ñu téye di reprendre woy bi nga xamante ni moom la ñu woy Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam xam nga ne ñooñu tey bu ñu màggee ba ñu tegale waaye xam nga ne xale bi même bu dee dañ ko saa xam naa ni sénégalais moom loo ko laxas mu làqarti ko am nañu tax fi dañ ko saa mais kii tolloogul fu muy maîtriser lii c'est long man mii rek boo ma ko bëggoon saa tey mais lu muy dund la en fait bu ko dundul woon du ñëw nii de manière surtout xale bu xamul plateau écran nga tiimale ko caméra mag rek boo ko tegee ñun dañuy ñëw pour ñu commencer ba avant ñu ci nekk dañuy tiit non dama leen a xam te ñu taxaw naan waaye dañ ko saawaay non même bu ñu ko saawoon d'accord déjà ki muy waxal rek Lalla mii sama lakkal bi Lalla dama ko namm sax Lalla nga naan ko te xale baa ngi wax ak moom Lalla nga naan ko tu vois donc bon nit nag aussi ça se comprend mais la base mooy lan yiiwal defar xale yi éducation de base parce que kii tey xale bi xaw ma ndax ay waajuram ñi ngi dund wala yaakaar naa ne nag ñi ngi dund yàlla nañu dund gunge ko ba ci kanam a kanam mais kii mu gis waajur ou pas am na yoo xamante ni moom sañu ko def non parce que dafa dem ba da ko jombale boppam ci biir wax ji mu ngi koy wax waay yaa dégg waay dafa dem ba da ko jombale boppam donc lu ñu jomb dafa am solo sa doom da nga koy yar ba mu jomb def yenn yi man tey benn sa Cheikh Sarr démb dafa may doon tooñ ci benn rajo ñuy def émission ma ne ko non musique moom dama ne woon damay bàyyi avant may xamanteeg Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam ndeysaan bi may waaj a bàyyi musique la parce que bu tolloo ba yenn yi boo ko deful doo nekk te man jomb naa ko dëgg la ca yarin bala en fait non musique moom bu fekkee rek ni góor day sexy wala leneen ak leneen man je respecte tout le monde je ne critique li ma mën daal mooy comme que toll na fii léegi je me retire parce que valeurs yi nga xam ne moom nga jaral lu ma am na loo xamante ne parce que ku ma ciy xaar dama ci gis quand même dëgg la c'est vrai man jomm naa loolu mais loolu aussi bokk na ci li tax maanaam Malick Diabou Seck gis nañu surtout moo xam ay clipam moo xam ne tout le temps tu es correct ci sa solin ci sa waxin et tout bon mais c'est-à-dire mooy li may wax léegi xëy na nag am na lu ma jombale sama bopp presse defuma ko pour ñi may xool juger ma mais jomb naa incorrect jomb naa di yéwat yi caméra yi ak ci ñàkk caméra yi dëgg la
jomb très naturel ci li ngay dund en fait. jomb naa di waye di jomb naa di wor askan jomb naa di wor doomu aadama jomb naa toog télé di wax lu ma gëmul billaahi boo ma tooñoon léegi bu ñu toogee télé bi xam lépp dëgg la fii laa la koy waxee ci kanam caméra yi man kay xam naa lu bu baax. fii laa la koy waxee de non aw ma calcul de man kay xam naa artiste lu laa baax. dama non man néew ma ci yooyu je suis pas dans ça tu es très naturel. jox naa cër ku ne man nee naa taalibi Serigne Touba la ku ma gis jàpp naa ne maa la gën a suufee man loolu laay dund dëgg la loolu laay dund mais nag bëgguma ko wayeti dëgg la. te bëgguma jëf ju wayeti nee naa la métier bi may liggéey ñetti valeurs yi laa xam ne du ma ko weccee du ma ko leble du ma ko able loyal loyal si xool jubal sérieux sama papa bi moo ko tàggoo pour def musique loolu la ma dénk ko sérieux respecter sa bopp dignité dëgg la. am na solo ayca Malick waxtu wi dam nañu lan ngay tàggatoo lan ngay wax ban message ngay lancé ak lan lañ mën a xaar juste après donc single bu bees bi nga xam ne mooy génne. di kontaan encore une fois de plus sama waxtaan ak yow vraiment xam nga mooy li may wax man am na teel a yow ñëw dafa metti dëgg la mais fan yi yëpp ku ne gis na ma ni tooguma d'ailleurs wal fajiri moom moo koy beral loxo maa ngi fi ba 12h30 tey ci guddi war naa bi dellusiwaat dëgg la ci beneen émission macha allah donc te loolu lépp askan wi moo ko jaral ndax wax dëgg yàlla damay boole lii ak leneen ak leneen di la gërëm Ndamé Lo Siré waaw lii dafay bokk ci recherche yi nga xam ne dama koy faral di def man xam nga ni suñu yaay ji Ndamé Lo Siré bi may nekk tout tànk laa ko doon dégg dëgg la Ndamé Lo Siré Ndamé Lo Siré jox Modou merci beaucoup Mbéri Samb Ndeye Mbéri Samb suñu jigéen la mu nga ca marché bu Fatick nee na rafetlu na émission bi nee na ma Malick Diabou Seck di lee dafa correct yàlla na ko yàlla fal cat alors Malick lan ngay tàggatoo waa di gërëm di ñaanal nag suñu équipe nationale di wax sénégalais yi nag aussi ñun suñu réew ñun ñëpp ko moom dëgg la donc nañ ko waxtaane suñu biir man dama daan gis benn équipe bu def faux pas ci compétition mais boo atul équipe boobu day jëli ji ko dëgg la dama ko yàgg di wax dëgg la c'est vrai daaw Champions League kan moo ko jël Real Real dañ koo dóor début championnat yi ba ma yërëm ko naan leen wax te ñoom rek laa compte man Barça la si ko mais gis nga faux pas yi Real doon am moo defar maanaam bi mu yeewoo ba jàpp dafa jëli coupe dëgg la c'est vrai nañ di gën a defaruwaat rek nañu defaru Aliou Cissé ci réew mi la dëkk te kenn tey gën mi ngi am résultat yoo xamante ne dañ daan fay beneen xeet ay millions yu bari du ko lekkee fii de ca réewam la koy yóbbu dëgg la te du ñu am résultat yi Aliou Cissé indi tey dëgg la nañ leen suturaal suñu bopp am na solo bokk ndey nañ leen defar mbir mi encouragé leen dëgg la nag ku nekk jàmbaar la moom ay jàmbaar li nga moom da nga koy di nga ko wax ci anam bi nga ko bëggee waaye dañuy ñaax rek ne sport moo demee noonu parce que joueurs yi ñu am tey Sénégal dañuy demee pression bu méttee damay ragal pression boobu yàq compétition bi dëgg la damm seen moral donc c'est le mot qui me tient à cœur nañu saxoo nag salaatu ala nabi moom la président soppee rasoul digle ndax jàpp na ne mooy li sauvé te effectivement mooy li sauvé nañu dimbalante te yàlla tax nañu bëggante te yàlla rek tax nañu moytu wax ju ñaaw di ko teg ci nit baaxul wax ju ñaaw baaxul man de ku ma wax lu ñaaw dama lay wax baaxul non wax ju ñaaw baaxul maanaam sa noon man pour man benn noonaam nit ki mën a toog ci gannaaw nit dafa war a xamal nit ki lu ñaaw sax nëbbal ko rafetalal ko ba mu set non ku yàlla moo ne nit du wax lu ñaaw suturaal nit ma suturaal en fait nit warul wax lu ñaaw amul solo baaxul xam nga nag kuy jëf lu ñaaw ci nit wala di wax lu ñaaw ci nit foo ko fekk day féetee suuf xam nga lu tax li yàlla bëgg li yàlla bind ba pare ne li ma bind moo ma ci gënal maanaam
banni aadama doomu aadama mbëggilu yàlla cofeelu yàlla li mu bëgg moom ngay toroxal dëgg la kooku doo ko def ba pare nag wax dëgg yàlla jëli ndam nañu moytu wax ju ñaaw jërë ngeen jëf kontaan naa bu baax merci Modou teewaay bi ak kontaan macha allah Walfadjri mooy suñu kër am na solo jërëjëf merci beaucoup Malick Diabou Seck kontaan lañ bu baax a baax ci dalal ko tey seen émission taaru Sénégal am yaakaar ni bëgg ngeen ci waxtaan wi yaatal nañ pàcc yu bari lépp loo xam ne rëcc ngeen jéggal ñu ko jàpp lañ defar dong moon tax a jóg sargal aussi lu bari waa régie ku ci mel ni Modou Fall ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def vraiment ndax yéene la koy defee li may faral di wax liggéey xol moo koy def mais gis naa ni muy jàppee ci affaire yi c'est-à-dire émission bi man ngeen di gis ak ki ma invité mais lépp ñoom waa régie la Jacques Gabriel Préra ñoom ñëpp ñi si jàpp macha allah ñuy kontaan ci ñoom lu bari di leen wax mention spéciale waaye di remercier waa Sen Couture nekk ci Sicap Mbao mu di Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo ma ñëwal lii macha allah daal di ci def vert jaune rouge bi di nga ci am benn jeex na incha allah fil bu tooy nekk bleu jeex na Abdou Ndiaye moo ñëw lii donc nag daw leen seeti ko haute couture lay def mu ngi fii nii ci diwaanu Sicap Mbao waa Sen Couture lañ leen di wooy numéro am jàppal 77 la 069 17 17 77 069 17 17 wala 77 535 16 82 77 535 16 82 wala 77 069 17 17 Abdou Ndiaye lay wuyoo bëgg naa nga defal ci Modou Fall nag ak Malick ak ñeneen donc nag dem leen ngeen seeti ko haute couture lay def te la muy def li ci gën a neex mooy liggéeyam da koy jël ci temps nee na ma prince li benn tenue mun naa ci def 2 jours waaw pour jël temps ci liggéey jox ko gëddam jox ko axam nee na ma liggéeyu ma quantité qualité lay liggéey kon nag merci beaucoup waa Sen Couture ci jàppale bi te nee na ma désormais incha allah lépp looy solo ci télé bi rek maa koy ñëw nga di ko sol ci plateau yi amin waa Sen Couture Sicap Mbao merci à tout le monde ça a été un plaisir rendez-vous incha allah lundi ci beneen numéro seen émission ambiance sénégalaise